sama baat mu ngi partout ci réseaux sociaux yi dajale leen ay fen dem leen mais te bu gënoon gaaw mooy ngeen laaj ma jox leen sax nag boo leen ma laajoon mu gën a gaaw doo leen soxla di repousser di wute ay kii woo leen ma wax leen loo leen soxla laaj leen ma ko wax man du mën a bëtu. Françoise Hélène Gueye kon mën ngay gaaruwaale noonu ah ah non man du ma laaj fenkat man du ma laaj à une traite ki xamante ne ñi mu àndaloon ñëpp la jam paaka si ginnaaw man du ma laaj à une sosalkat du ma laaj à une prostituée à 2 diamants du ma laaj à une poufiasse de 47 ans 3 mariages du ma laaj à une lesbienne du ma laaj à ki amoon jëkkëru allemand Fodé Mansaré di ko tëddee dans les rues de Paris am jëkkër am far du ma laaj ku ñu fat si kër muy fen ne moom kër gi du ma laaj kuy fen naan elle a fait un 3e cycle fekk ni professeur EPS la du ma laaj ku xamante ne pour régler ses problèmes day promote ay saagakat ay toxkatu yamba ay fenkat du ma laaj à Satan réincarné du ma laaj à la jumelle de Ahmadou Sall pata pouf du ma laaj à nit ku ne moom Jésus la gëm di waat si Jésus di waat si Marie ba pare dëkk ak un athée di waat ay waatu jullit ay wallahi al azim wallahi la azim sénégalais yi bàyyi ko si du ma laaj ku xamante ne si réseaux sociaux yi elle ne fait que promouvoir la haine sàcc manipulation tox yamba saaga du ma laaj ki nga xamante ne il n'a rien dans la tête lu dul proposition wam moom mooy Macky Sall Marième Faye ak yónnee leen xaalis Assane Diouf du ma laaj ku xamante ne immigré yi ñëw États-Unis yëpp dañuy jug dem liggéeyi moom mu ne fang si divan moom di pervertir sama jeunesse su dëkk di leen jàngal prostitution di utiliser ay nit juste pour avoir des abonnés pour dire que dafa am doole si opposition bi du ma laaj ku xamante ne avenir am si assurance vie màgget bu kenn soxlawul États-Unis divorcé depuis 2004 la ko wékk du ma laaj ku xamante ne États-Unis lu muy rëy lépp si moom kese laa déggee femme au foyer ay jabaru multimillionnaire di liggéeyi moom jëkkëram entre guillemets bii gagné dans les $61,000 par année Mactar la kagulaar bi ngay xas gagne mieux que ton mari bu dee ay jabaru millionnaire ñoo mën a dem liggéeyi yow nga ne tàng si sa divan bi ngay xas famille Hinton xanaa bu dee Amadou Sall moom mooy Hinton yow xanaa triple tàng ngay mel ni panneau Michelin. man sama jëkkër moo fay pour que samay données golo du ko jot golo yi li ñu def Assane Diouf dañoo foog ne man da ngay dugg biir système américain yi rek duggal Françoise Hélène Gueye daal di xam loo xam non man duma nit ku ñuy gëstu comme ça nga jot samay biir sama jëkkër dafay fay extra pour que doo leen ma mën a gëstu parce que xam na ci lan laa nekk te doo leen may loolu. nee naa leen sama live xajul ci yéen te ça c'est mon dernier avertissement parce que su ma déggatee sama gémmiñ seen dans vos sales bouches là dans vos bouches seen gémmiñ yi mel ni foosu cabinet. Françoise Hélène Gueye yow nan nga xamee ni gémmiñu nit ki ni foosu cabinet yow daal li gars yi wax rek comme passe partout quoi. ku ma ci déggati sama tur du ma jaar par gauche ou par droite du ma leen sax tudd parce que xam naa ni loolu ngeen di wut ku ma ci tuddati dinaa la porter plainte for libel diffamation of character te di nga jaabante Californie parce que man ngeen tooñ man maa leen porter plainte di ngeen jaabante Californie ba ñàkk seeni liggéey. lacce boo leen jàngul da ngeen di wut xam-xam dugg leen di lacce Google sax dugg leen Google ngeen posé balaa ngeen def acte ngeen dugg ci Google bi ngeen ne su ma publier ay documents confidentiels lan laa ciy jëlee parce que ay baadoo la ngeen ku ma ci porter plainte nga ñàkk sa liggéey ku ma ci porter plainte ngay jaabante ñaari fan ñàkk sa liggéey baadoo la yu bon yi nekk fii Amérique koo ci porter plainte muy jaabante di wuyu di jël billet d'avion di ñëw fii Californie di ma tontu. Françoise Hélène Gueye dégg naa la ngay menacer ay nit yoo xamante ne ils n'ont rien à voir ak samay vidéo nga naan leen que dañ leen di porter plainte ñuy ñëw di la wuyu si tribunal ak Californie. xanaa yow mi wane kayitu Eric Dick Wheeler xanaa bu boobaa yow tey doo fanaan si kër gi say rëy làmmiñ bi say wax ju bëri yow wax naa la muusuloo da ngay muus y a une grande différence entre faire la maline ak
être Malick yow fenkat nga ñëpp xam nañ ko Sénégal sàcckat nga te dinaa ko prouver. Ah, je t'avais pas dit. Il y a 3 ou 4 vidéos qui viennent back to back que moi, je suis stratégique. Moi, sniper là. Pour être un sniper, il faut être très patient. Moi, je suis très patient. Loxo yi lay mbaj doo ko gis doo ko dégg te doo ko sentir. Il faut le dire nag Françoise Hélène Gaye moo gën a muus Assane Diouf dafa juutal document bi dafa jël document bi mel ne ku koy lire bu boobaa yéen sénégalais yi doo leen gis nañu bind si ginnaaw mais dafa fekk ni si àdduna bi kuy muus li di nga fi fekk ku la gën a muus bàkkoowuma que maa fi gën a muus am na ñu ma gën a muus fuuf mais ñaari sàcc yi ñaari triant yi ñaari manipulateur yi ak ñi topp seen ginnaaw ñooñu duma seen morom François Hélène Gaye waaye mu ëlbatal la sa papier bi sénégalais yépp léer li nekk si biir merci pour information yi information yi moom la ñuy utiliser pour localiser kër gi nga dëkk kii ko moom ba may dox ba léegi samay limitu kër lay dox dégg ngeen ah borom ñi yàq der gis ngeen samay limitu kër lay dox damay dox du début ok fii la commencé parce que baadoole yi booy wax ci Sénégal di sacrifié wu ci Sénégal dañuy foog ni dangaa tekkiwul dara moo tax ngay wut à tout prix looy tekkee wala looy yóbbu mbala looy amal sa bopp man dama doyal balaa sax lenn di xew. Sénégalais yi jàpp leen ni Françoise Hélène Gaye ak Assane Diouf ils utilisent les mêmes techniques pour dox ci kaw xelu Sénégalais yi maanaam dañuy jéem a gëmloo Sénégalais yi que ñoom dañoo réussir aux États-Unis di leen won ay kër di leen won ay oto fekk ni ñoom ci seen bopp dañ leen fat déglu leen bu baax Françoise Hélène Gaye naa leen sama kër xool leen ni mu toll li may dox yépp sama kër la dinaa leen won kan moom kër gi man xam nga maa ngi nii xàppi sëyuma de waaye kon bii waaye kii moo nag neex deret jënd ñaari bàgg jamaa takkal ma ko te takkuma ñaari bàgg jamaa de laa la wax de tegle ko doublé nga jox ko jigéen joo xam ne takkoo ko nga jël sa assurance vie jox ko jigéen joo xam ne takkoo ko waaye xanaa kon ñëpp nañ ma laaj adresse ma wutal leen ñu mel ni li du neex tase góor rek salaamaaleykum mu ne la jamaa ngi maaleykum salaam mu ne la kayitu kër a ngi nii. ci sa biir vidéo ngay beew nga ne danga am ay jamaa sa première jëkkër sa première gain boobu nga nekkal États-Unis première fois danga ko xam rek mu offrir la ñaar bàgg en jamaa waxatuma ci beneen vidéo aussi ngay wane ne dangaa am matériel ngay wane dangaa am villa dangaa am kër dangaa am toujours dans le monde du matériel. ma bëgg la xamal yow Françoise Hélène Gaye bu fekkee ne da nga jógee Sénégal mu jaral la nga dem jaay sa bopp ngir jamaa ñaari jamaa ñun man bokkuma ci famille boo xam ne dañuy jaay suñu bopp ngir alal. ñun bu ñuy sëy du ñuy jaay suñu cot danga bu baax li ma la wax du ñu jaay suñu cot ndax or wala jamaa wala leneen xam nga ñu ngi ci mujjug jamono loolu yëpp misaal la xam nga ñu ngi ci mujjug jamono yow yaa ngi toog ngay wanewu sa matériel yow yaa bokk ci lignée famille bi nga xam ne ñoo jaayoon seeni moroomu nawle noir ci lignée boobu yow nga bokk boo xamulee foo bokk moo wax la foo jóge ci lignée boobu nga bokk ñi nga xam ne ñoo nekkoon Sénégal di côtoyer ak colon yi di trahir di or seen yeneeni frère de sang noir yow ci lignée boobu nga bokk moo tax ça se voit aujourd'hui la femme n'est pas une marchandise à vendre comprendre nga 2017 nga koy wane ci Facebook nga bëgg a jaay nga bëgg a wanewu nga bëgg a jaay sa bopp bëgg a wane ñeneen ñi lay seetaan samay rakk Sénégal nga di leen jox le mauvais exemple yaa toj sa cottu ndey Françoise Hélène Gaye dégg nga bu baax li ma la wax. man xam nga maa ngi nii xàppi sëyuma de waaye kon bii waaye kii moo nag neex deret jënd ñaari bàgg jamaa takkal ma ko te takkuma ñaari bàgg jamaa de laa la wax de tegle ko doublé nga jox ko jigéen joo xam ne takkoo ko nga jël sa assurance vie jox ko jigéen joo xam ne takkoo ko waaye xanaa kon ñëpp nañ ma laaj adresse ma wutal leen ñu mel ni li du neex tase góor rek salaamaaleykum mu ne la jamaa ngi maaleykum salaam mu ne la kayitu kër a ngi nii. ñoo ko déggandoo nee na kayitu kër gi dañ ko koo jox maanaam kayitu kër gi ci turam la nekk allons vérifier léegi nagam li muy wax dëgg la
kan mooy mel kër bu am ni bu mel nii après nga ni amoo elle n'a rien. defe naa ni su may wut lu may am est-ce que Sénégal mun naa am Sénégal li day li ma am fii ça c'est ma propriété. ah sénégalais yi man moomuma internet bi damaa dem si 10 sites yu bokkul te ñoom ñëpp seen résultat c'est la même chose. xanaa Françoise Hélène Gueye xaaral ma jàppale la si bii da ngay ne xanaa bii pas que Eric veille bi ngay def vidéo bii si la may kayitu kër gi ah ay waay ndeysaan fen du métier. 5 ans. sénégalais yi bàyyi leen ma expliquer leen nu système américain bi di doxee. aux États-Unis dafa am fichier bu tudd public records. fichier boobu nag maanaam képp ku nekk aux États-Unis nga am casier judiciaire wala nga am ay propriété wala nga am yeneen document yu xamante ne le public a le droit de savoir dafay nekk sur internet. te États-Unis ma xam leen ma wax leen tout est online am du dëgg Modou Khoule lépp online la Baba Aïdara xam yéen ñooñu boo leen duggee online ngeen gis ko ngeen am seen information. le seul problème mooy ni yow boo nekkulee États-Unis des fois munoo am accès à ces documents moo tax fen yi Assane Diouf ak François Hélène di fen dafa nekk ay fen yu xamante ne c'est vérifiable donc fichier public boobu ñëpp am nañ possibilité accès dessus bu fekkente ne yaa ngi sur le sol américain jarul ngeen di ma gëm boo leen amee ay mbokk yu nekk aux États-Unis mën nañ leen vérifier li ma leen di wax moom la ñuy tuddee public records. moo tax booy fen di wax ni maa moom lii wala maa moom lee te sa tur nekku si te jël sa gémmiñ nag te c'est vérifiable ñooñu duñu fen parce que lii moo nekk si papier wu gouvernement bi ngeen gis si site officiel yi ba bërki démb turu Eric Dittwiller moom moo nekk si kayitu kër gi moom kese lañu enregistré comme propriétaire mën ngeen ko gis nii si kaw property owners benn nit lañ si def ñu defal la ñaata résident ñoo am depuis le temps bu ñu tabaxee kër gi ba tey ñu defal la 13 ñu defal la les anciens résidents mooy 12 bi ñu defal la ñaata voisins la ñu am aux alentours ñu defal la 10. Eric Dittwiller bi ngeen gis nii ay parents wam ay mbokkam ñaar la reporté muy Laura Dittwiller ak Julie Dittwiller ay doomam. turu Françoise Hélène Gueye daa nekkul fenn ci document yu xamante ne topp na Eric Dittwiller. ñu wax leen ci kaw adresse bi 5889 Baldwin Avenue Riverside Californie code postal ñu wax leen ñaata la ñu estimer le kër gi di jar muy $465,900 ñu wax leen ñaata chambre ñoo nekk ci kër gi muy 4 ñu wax leen ñaata salle de bain ñoo nekk ci kër gi muy 2 ñu wax leen superficie bi kër gi am muy 2349 square feet ñu wax leen nagam kër gi c'est à vendre fu mu toll ñu ne leen non ñu wax la ban type de kër la moom mooy single family ngeen jàpp single family bii parce que bii single family bi dina fenloo waat Françoise Hélène Gueye ba muy wax ni que moom bu ko neexoon dañuy jël partie ci kër gi jaay ko loolu amul munul am ñu wax leen tamit ban année la ñu tabax kër gi mooy 1981 ñu wax la document bi ban date lañ ko réactualisé muy le 5 septembre 2017 muy septembre bii ñu jógee ñu waxati la lan la ñuy construire kër gi ñu ne la en bois parce que foofu noonu moom mu dëkk mënoo tabax kër en dur mënoo tabax këru ciment parce que zone à risque de tremblement de terre la. Françoise Hélène Gueye tey rek nga waaru fen baaxul dinaa expliquer sénégalais yi ba wan leen ci biir kër gi nu mu mel ñu jóge ci loolu ñu wax leen tamit kii moomoon kër gi avant Eric Dittwiller le 1er juillet 2011 mi ngi doon lii la listé kër gi mooy $275,900 mu dem ba mois d'août kenn jënd ko ñu wàññi ci 10% mu ne kër gi léegi $248,000 ak 500 lay jar le 26 août 2011 ci la ko Eric Dittwiller jënd à $262,500. dugg ci net bi di xool sama kër naan du kër gi jagul $500,000 kër gi $350,000 lay jag. léegi nag confusion bi am mooy entre li fii Françoise Hélène Gueye waxoon mooy ni xaw ma kan moo wax loolu que kër gi $350,000 lay jar ma leen wax ni non kër gi fu mu toll ni $465,900 lay jar durant les 6 dernières années le prix du marché dafa yéeg léegi loolu tax en 6 ans kër gi dafa double prix du lu xamante ne que Eric moom moo génnee $465,900 si poche am génnee ko jënd
kër gi non Eric 262 500 la jëndee kër gi mais au fur des années pendant les 6 dernières années kër gi ça a monté en flèche ba ñu koy estimer fu mu toll nii wax ñu loolu lay jar mais loolu lañ ko estimer $465,900 Eric ba tey nii ma leen di wax nii day fay crédit immobilier ci $262,500 yii donc Françoise Hélène Gueye bii bàkkoo ni jëkkëram dafa am xaalis. damay gis ay baadool yu tekkul dara nekk fi Amérique ay ati at tekkiwuñu dara laa la wax dañu taxaw naan non Hélène elle n'a rien elle n'a rien da ngeen di xam ni que dafa sonn waaye ku sonn dina nekk ci lii ku sonn dina moom lii mais su ma sonnee ba sonn boog sama jëkkër jaay teer yi yow fii mu jaay ko jox ma. xanaa bu dee tekkiwuñu dara amuñu dara xanaa ñu jaay boog teer yi nekk ci suuf. jaay ko am ñu fa tabax seeni kër daal di ñoo fay ay millions. Françoise Hélène Gueye li nga fi wax nii ay fen la yow ak Assane Diouf xawma kan moo si dàq nestale moroomam lii nii mooy code municipalu Riverside ville bi nga dëkk code municipal bi nag gouvernement bee ko moom du man code municipal bi ñett la may Eric loué 2 à 3 chambres sans autorisation mu loué 3 à 4 chambres avec autorisation article 19.525 lenn la may Eric mu tabax benn bâtiment supplémentaire soit Eric loué ko soit mu def ko maison d'amis bu dee moom le propriétaire est absent de la propriété pendant plus de 90 jours ginaar sax amuloo droit jaay ko fa. waaw lii sama kër la bokk lii ci suuf sama backyard gis ngeen sama kaani yi ay kaani kese ak ay poivron lañ fiy béy ay tomate xanaa neex ci biir Amérique. gis ngeen montagne yi taw sedd bi bu commencé nii day am ay glace ay comment je vais vous dire ça neige day neiger te fii du tàng donc ñun sama jëkkër dafa tabax benn genre balcon xam nga rek moom du noppalu xaaral ma woon leen un peu fii benn genre jardin la donc dafa créer benn genre espace boo xam ni avant nga wàcc xam nga fii montagne kii la lii ci kër gi la bokk fii ba fële foo leen taxaw ne Françoise Hélène Gueye elle n'a rien Amérique bi kan mooy sëy ak ku yor te doo yor kan mooy sëy ak ku yàlla baaxee te doo baax fii Amérique. Eric Dittwiller professeur d'université la branche bi muy yëngu lii mooy seen salaire moyen $60,000 muy 34 millions de francs CFA par année ñu dem si Mactar Kagulaar bi Françoise Hélène Gueye ak Assane Diouf chaque fois nekk naan dawalkatu camion ma leen di wax ni dawalkatu camion yi mel ni Mactar Kagulaar ñu leen di woowee de truckers wala 18-wheelers drivers ñooñu seen minimum de paie moom mooy 26 millions te mën nañ dem ba 66 millions de francs CFA moyenne bi nga xamante ne Mactar Kagulaar mën na ko gagné moom mooy 40 millions de francs CFA par année entre kiy gagné 34 millions ak kiy gagné 48 millions am na différence donc Mactar Kagulaar bi ñuy xas il gagne mieux que jëkkëru Françoise Hélène Gueye entre guillemets. bàyyi leen ki ngeen naan da ngeen koy sàkkolay bootew ko kayitu lempo. Assane Diouf moom bokkul sax ci course bi ndaxte boo leen fàttalikuwee ci document contre l'État bi waroon naa leen taxe bi Assane Diouf di fay par année ñu waxoon leen ni Assane Diouf entre $1 ba 30 millions de francs CFA la déclaré woon ni lay gagné par année. boo leen xoolee nii di ngeen gis taxe ngeen gis ñaata la fay moom mooy $50 $50 yi nag moom mooy pour business yi nga xamante ne ñoom yaakaar nañ ni dinañ def entre $0 ba $50,000 de chiffre d'affaires par année. léegi nag ki xamante ne yow yaa ngi si suuf 30 millions moom mooy maximum bi ngay gagné Eric topp si en deuxième Mactar Kagulaar topp si yéen ñi nekk di saaga Mactar Kagulaar amal ngeen nit ki ndaxte ñii di leen saaga loo Mactar Kagulaar ay naafeq lañ ay fenkat lañ man nag fu ma gisee dëgg dama koy wax bokkuma benn parti politique ñun Sénégal de la vérité ñun ñooy ñi xamante ne dañuy segg les fenkat des waxkatu dëgg doole na ñun ñooy tamit biy séparer fenkat yi ak waxkatu dëgg yi. gis nga on a fait c'est un style ranch mexicain donc gis nga ça c'est le front yard mooy li ñu wax le jardin qui est devant la maison ci backyard bi la ñu nekkoon backyard bi laa leen woon
Voilà, la vieille maison. Ci kaw c'est les installations pour électricité. Donc ñun duñu fay électricité dañuy jaay sax électricité parce que alaaji suñu alaaji bi dafa def ay installation ci kaw ay panneaux solaires. Françoise Hélène Gueye bu dee sa jëkkër comme ni nga ko waxee mën na fay gars yi ñaari yoon lu tax mu nekk si prix wu 19 panneaux solaires avec $25,000 kese nag war ko fay en 12 ans. Ok sama oto moom laa gaare nii. may baax ça c'est notre. bu dee sa jëkkër ni nga ko waxee dafa bëri xaalis noonu lu tax oto bi ngay dawal Ford Explorer 2011 bii ngeen jëndee ko occasion Sénégalais yi oto bii bu chéré ba cher 6 millions lay jar man li may wax yëpp preuve ngi nii oto 6 millions kese mënoo leen ko fay cash ba pare bëgg ñu sonal ak yi sama jëkkër mën na leen fay ñaari yoon. mais man sama jëkkër dee leen sama jëkkër mën na leen fay ñaari yoon ñoom ku ci nekk di wax. sa jëkkër mënul fay kenn benn yoon sax bay fay ñaari yoon sa jëkkër ñafekat la avant Françoise Hélène Chrysler Sebring la amoon moom ngeen di gis nii si photo bi léegi nag dafa monté grade auto occasion lañ ko jëndal bu xamante ne Eric day fay ba tey li ñuy wax car loan maanaam chaque fin du mois dañ koy dagg si oto buy jar 6 millions. bu dee sa jëkkër dafa am xaalis lu tax muy dem kas di wut ventilo wu Golf 600 boobu Françoise Hélène Gueye bu dee sa jëkkër dafa am xaalis boobu ngay bàkkoo lu tax ngay jéem a réparer iPad. ba ma jógee ci rendez-vous boobu maa ngi dem xool sama iPad ndax mën nañ ko defar parce que iPad bi cata ci dugg iPad bi daal dof complètement dafa daanu. joxe na $50 maak moom ñoo yem nu ñu joxe na $50 ci réunion keroog bi. Françoise Hélène Gueye ma laaj ñu beneen question bu dee sa jëkkër dafa am xaalis lu tax ba Assane Diouf soxla wee avocat yow ngay woote ni que Assane Diouf fenkat international sa frère la te muy dëgg sa frère la ndaxte fen rek nga mën lu tax ay nit di yónnee ay $200-300 yow nga joxe $50 30,000 francs CFA bàyyi leen ñoddi bi ngeen di bàyyi amoo leen dara ngeen amul ndaxte yow personnellement dangaa liggéeyul gontoo yettoo yow sa divan boobu nga toog ne fang amuloo lenn sa jëkkër ñefekat la États-Unis ba mu daj si yow kese laa dégg waxum femme au foyer. xam nga man mënuma bëri xarit Sénégal duma mës a bëri xarit parce que nit ñi dañuy fen nga toog si gis seeni fen nga leen di suturaal ñuy monter chaque jour dañuy gën a monter. mbokku Sénégalais yi Françoise Hélène Gueye depuis ba mu xamee ni que ñu ngi si ginnaawam vidéo bii mu doon wax ni këram la nekk ak yeneen vidéo si ginnaaw vidéo yi bu ko posté rek après supprimer ko mais dafa fekk ni ñun ñu gën ko gaaw dañ koy toxu mu mel ne ndaraan bu tàkk di ñu gën a may ay information vidéo bii ngeen di gis nii moom moo ko posté woon si Facebook am mu supprimer ko mais Françoise Hélène Gueye vidéo yi ñuy supprimer yi yëpp dafa fekk ñun téléchargé nañ ko bu yàgg booy pare live rek fekk na vidéo yi dugg nañ noonu la ñu gaawee parce que dangay sosal waxoon naa leen ni Françoise Hélène Gueye ak Assane Diouf ñeewoon naa leen nit moom mooy may sutura boppam parce que bëggoo leen may seen bopp sutura dinañ woon Sénégalais yi dëgg bi yëpp si seen histoire phénomène terrorisme bi ba si tey am nag bi ngeen créé yaag Assane Diouf depuis le 9 août 2017 dëgg rek mooy mucc fen mosul tabax kër. man sama jëkkër moo fay pour que samay données golo du ko jot golo yi li ñu def Assane Diouf dañoo foog ne man da ngay dugg biir système américain yi rek dugal Françoise Hélène Gueye daal di xam loo xam non man du ma nit ku ñuy gëstu comme ça nga jot samay biir sama jëkkër dafay fay extra pour que doo leen ma mën a gëstu parce que xam na ci lan laa nekk te doo leen may loolu. Françoise Hélène Gueye vidéo bii nii lancement la rek lancement film bi la danaa ne sa jëkkër dalay fayal extra pour golo yi bañ a jot say information lii nag lancement kese la film bi dawagul su ñu duggee si film bi ba pare yow ku tegati Facebook ne la laayal di nga xalaat ñetti yoon balaa ngay dugg da nga mën a fen da nga mën a sosal da nga mën a sàcc da nga mën a manipuler ñun la Sénégal de la vérité dinañ la taaj si digg ëtt bi yow yaay façon bi xamante ne pour jot place si gouvernement bi boo naroon tëdd ak mala sax di nga tëdd ak mala affaire Souleymane Jules Diop yooyu dafa jeex bu la neexee nga ne Macky la ñuy liggéeyal loolu yow la concerné parce que ñëpp xam nañ ni lépp lay génn sa gémmiñ ay fen la c'est comme sa audio bi nga démentir que ni yow la na gaa yi déglu audio boobu bu baax ndaxte amul benn ingénieur son bu aaye ba mën a yokk bruitage bi nekk si biir enregistrement bi bàyyi fen